asalaamaaleykum mbokki Goudiri ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen masawu ci naaj bu tàng bii di am mbégte bu réeréeré ci teew fii tey Goudiri président Déthié Fall wax na ko président Khalifa Sall dafa insisté démb ne lu mu guddi guddi Goudiri la ñuy fanaani moo tax biñ fii accident nekk 4 heures du matin jot na waaye balaa may sole di ngeen ma may ma jéggalu suñu mbokk Kotiari ak suñu mbokk Bala ndax ñun ci caravane yi ñuy def musuñoo xalaat ni à 3 heures du matin dina am ñuy taxaw di ñu xaar ci kaw tali bi moo tax démb dañoo romb ak kaman sa moto romb dafa def ay 3-4 kilomètres président Khalifa Sall woo ma ndax ñoom ñoo newoon ci gannaaw ne ma militant yaa ngi nii taxaw ci kaw tali bi ñoo baare yoon bi ñun lañ doon xaar ñu leen di gërëm ci yëg-yëg boobu parce que loolu yëg-yëg bu rëy rëy la 3 heures du matin quand même waa Kotiari ak waa Bala ñu ngi koy jéggal bu baax waaye di leen promettre rek lii campagne électorale la de tournée politique mais ci fan yi di ñëw ci weer yi di ñëw bu soobee yàlla dinañ ñëw tournée politique dans le département de Goudiri incha allah te boobaa nag dinañu am jot def l'essentiel des communes pour ne pas dire toutes les communes saafonteeg yéen gën a xamanteeg yéen gën a miinanteeg yéen mbokki Goudiri bi ma duggee fii ci Goudiri ak circuit bi ñu def yépp wax dëgg yàlla waxuma ko ngir wax lu naqari waa Goudiri waaye ku la ne ci capitale départementale la ñu nekk di nga ne c'est pas possible au 21e siècle c'est-à-dire Goudiri à part des routes départementales amul benn mètre de goudron wala de pavé à Goudiri amul 2012 le Macky Sall falu président de la République 2012 à 2022 est-ce que 10 ans yi weesu sentir ngeen benn changement fii ci Goudiri est-ce que sentir ngeen benn changement ci Goudiri waa léegi waa Goudiri lay waxal koo dénk réew pendant 10 ans 10 ans bari na de am na tey xale yu nekk fii il y a 10 ans judduwuñu woon nga dénk nit réew 10 ans 10 ans boobu amul lenn loo mën a ne changé na ci sama localité ak sama dundin est-ce que kooku su ñëwaatee ne la joxaat ma 5 ans di nga ko jox est-ce que loolu xel xalaat na ko kon gis ngeen Sénégal nous sommes un grand peuple. Nous sommes un très grand peuple au Sénégal lii rek firnde na ko fii samay maam alpulaar ñi ngi fii samay jaam séeréer ñi ngi fii samay nijaay olof ñi ngi fii keneen ak keneen ngi fii Basari Saraxole Joola Soose ñëpp a ngi fii lii mooy la force du Sénégal bu ñu nangu kenn yàqal ñu ko kenn parce que li ñu am nii moo ëpp solo pétrole moo ëpp solo gaz am na réew yu am pétrole am gaz tey mu Sénégal moo leen raw xam ngeen ndax la amuñu lii ña ngay xeex di dóorante ay jaasi di dóorante ay bal kon lii mooy suñu matière première bu njëkk kon waa Goudiri élection lañ jëm bu am enjeu est-ce que fii ci ñi fi teew ak ñi ne ci kër yi est-ce que am na kenn koo xam ne rek bëgg nga Macky Sall am 3e mandat est-ce que am na dama ne xam ngeen wax 3e mandat sax dafay bëri parce que moom bu lijjanti woon sax ba jaxase ak conseil constitutionnel ne am na candidature bu demee élection ñu làbbali ko ba mu saf-saf moo tax 3e mandat bi soxla dama ne est-ce que am na kenn ku bëgg Macky Sall déposer sa 3e candidature loolu mooy laaj bu njëkk bi ñaareelu laaj bi
est-ce que fii am na koo xam ne mën na ne moom il vit très bien actuellement au Sénégal est-ce que am na ku mën a wax fii nii est-ce que am na ku mën a wax fii nii li ceeb bi di jar li diwlin bi di jar li soble bi di jar li pomme de terre bi di jar li ndox mi di jar li courant bi di jar moom mi ngi koy supporter facilement est-ce que am na ku mën a ne essence li muy jar ak gaz li muy jar moom mi ngi koy supporter bu baax est-ce que am na ku mën a wax fii ni moom kontaan na ci faju bi wala ci njàng bi waa guddi réew bu fa loolu manqué lan moo baax ci réew mi xam nga tey say ndax sénégalais naan tabax naa ay autoroute tabax naa ay pont tabax naa ay lii te nit ñi mënuñoo am liggéey ban jeune moo fi am liggéey fii gis nga premier facteur de développement moo tax Nations Unies buy natt développement bu ko nattee ci infrastructure xam nga lu ñu koy nattee dañuy wax indice de développement humain mooy nit ki ci boppam lan la am ci dëkkam ci koom-koom ci alal ci faju ci jàng ak ci liggéey loolu mooy premier élément de développement loolu boo ko ratee rek def yaa ngi ci sous-développement moo tax suñuy natt réew yu gën a développé du ñu wax États-Unis de du ñu wax Chine pourtant ñoo ëpp doole mais Suède la ñuy wax ak Norvège ak Danemark ak Hollande parce que foofu la citoyen bi di am niveau de vie bu gën a kawe ci àdduna moo tax ñoom suñu waa ji dafa cuune rek tubaab bi dañ koy nax rek dara xamu ko parce que tubaab bi ñoom dañoo am seen ful dañoo am seen programme tubaab bi dañoo atteindre seen limite ci développement il faut ñu ñëw prolonger seen développement fii ci ñun Afrique mais suñu ñëwoon nañu dem leen def ci mbay mi dem leen def ci càmm ji dem leen def ci hôpitaux yi loolu baaxul ci ñoom dañuy ñëw ne Macky Sall dañ lay lebal xaalis waaye xaalis xam nga liñ ci bëgg bu koy bëgg di de naan da ngay financer mbay bi wala sàmm bi wala l'emploi des jeunes déedéet xaalis bi ngay jox xam nga liñ ci bëgg nañ ci tabax autoroute parce que suñuy entreprise ñooy gagné marché bi delloo xaalis bi Europe nañ ci tabax stade parce que suñuy entreprise ñoo koy tabax delloo xaalis bi Europe nañ ci tabax ay BRT ay yu ngeen xamul parce que suñuy entreprise mooy gagné delloo suñu dëkk moo tax enjeu élection bi dama bëgg ñun ñëpp ñu xam ko enjeu élection bi mooy ñu jëlaat suñu réew téye ko parce que le Sénégal lépp am na monsieur le maire dafa wax lu am solo léegi ci pulaar dégguma pulaar bu baax waaye damay fortaatu nag li mu wax mooy développement ci base lay commencé jëm ci kaw mais doo toog Dakar sa pare ne maa ngi développé Goudiri da ngay nax sa bopp pour mu commencé ci base bi nag il faut ñu def li ñuy wax territorialisation des politiques publiques mooy alal bi 5000 milliards bi ñu ne moom la ñu am budget suñ jëloon gox bu nekk ñu ne jox nañu ci nangam milliards waa gox nga defar seen gox moo gën yow nga toog Dakar ne yaay defar Goudiri exemple bi ci gën a doy waar nag gis ngeen autorail bii ñu romb autorail bi rek mënoon na développer Sénégal ak Mali mais rey nañ ko dañ koo njëkk a privatiser jamono Ablaye Wade jox ko benn tubaab benn naar ba nekk xaalisu autorail bi yëpp li mu waxoon ne da koy def ci investissement 3 milliards et quelque defu ko ci ba pare toog ba Macky Sall ñëw ñu delloo ko li mu defoon ci xaalis moom ba pare jëlaat autorail bi tëj ko est-ce que loolu jaadu na nga jël 1500 milliards déglu leen ma bu baax yéen waa Goudiri pour wane ni Macky Sall yoonam newul ci Sénégalais de l'intérieur yi tu prends 1500 milliards nga dem def ko ci benn train express régional boo xam ne 39 kilomètres la ci jamono joo xam ne boo defoon 7 milliards ci Dakar Bamako kon train baa ngi romb fii lu ñu bay mu jël ko su dem jógee Bamako jël guro jël tissu jël leneen ak leneen lu ñu bay fii mu jël yóbbu Dakar suy jëlee nga Dakar jël foofu lu ñu fay produire daal di yóbbu Bamako gaar bu nekk nag muy fii muy Koungheul muy feneen ak feneen fu mu dem taxaw nit ñi yeb seen marchandise nit ñi wàcce seen marchandise loolu mooy économie loolu mooy koom-koom te pourtant 7 milliards rek lañ ci laajoon solo buñ ko caaxaaree ñoom de sonn nañu ci campagne bi mais dañuy xaar ba mu des 2 jours 3 jours
ñu génne xaalis bu dul jeex yéen a ma gën a xam fu xaalis bi jógee gis nga xaalis boobu moo waroon tabax tali bii xaalis bi waroon def tali bii pavé def fi assainissement xaalis bi waroon def école bi xaalis bi waroon def poste de santé bi dispensaire bee may gis xam naa ne ku fa dugg doo am aspirine du ñëpp génn ci as tuut nag xaar ba mu des 2 jours ci élection ñi ñëw di jox ay 5000 10 000 est-ce que pour 10 000 francs jar na nga jaay sa ngor est-ce que pour 10 000 francs jar na nga hypothéquer sa avenir doom